seen kóolute mooy suñu mbégte yéen mbokk yi safoo seen télévision ITV dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi bokk na la ca gën a fës kuréel gi ëmb pharmacien privé yi ñoo doon amal ndaje ak taskatu xibaar yi doon dellusiwaat ca mbir mu dox ci diggante commissaire Bara Sangaré ak docteur Cheikhouna Gueye loolee amal woon ca pharmacie Patte d'Oie ñoom nag nee nañ loolee ñu ngi koy ñaawlu waaye it di sàkku lépp loo xamante ne comme daan la te yor teg ko ci ñu daal di ko ciy def. yëkkati gi di déguerpissement bi ñu tàmbali ci Ndakaaru mi ngi wéyandi ba tey jilee askan wa nekkee ca boru stade Léopold Sédar Senghor dañoo xëy fekk lépp lu fa nekkoon di magasin ak cantine ñu daal di koy dindi ba mu set wecc Abdou Karim Fofana yemul foofu wutali na it Rufisque leneen it ci biir xibaar yi ñu fas yéene ko faram-fàccee jëm ci liggéeyu TER di train express régional ca Tëngéej te di Rufisque nag dem gékk dikk gi dafa tagga témbe bu baax embouteillage bu métti saxaar si bàyyeekoo ci wote yi waaye it saxaar si bàyyeekoo ci ciment bi loolu sonal askan waaye koy ñaawlu looluy ponk yi mbokk yi bu jeexee daañ ci toftal tàggat yaram bu ngeen taaxirle ñu daal di koy yaatal. asalaamaaleykum mbokk yi xibaar yi dañu koy door rek mbirum yoom Guy Marius Sagna am na nag bàyyi si ndégganiku jamono ji ma nga wutali këram gannaaw nag ba ñi nga xamante ne ñoo koy layool daal di déposé woon ab demande mbir moomee daal di nay antu kii di maître Moussa Sarr nekk avocat ma ngi rafetlu ndogal bi bàyyeekoo ci doyen des juges waaye nag gis na ne xeex bi jeexagul li mu bëgg nag mooy bépp tuuma bu ñu gàll ci ndoddab kiliyaanam ñu daal di koy dindi ba mu set wecc moom maître Moussa Sarr kii di Migi Maram Ndiaye moo taataanay kàddu. waaw dañ koy rafetlu rek di ci sant yàlla ginnaaw bi ñu ko bàyyee ndéganteku donc dana ko permettre mu mën a dellu ci ay njabootam li ci des nag mooy dañuy wëyal bëri bi ba bañ ko setalee wicc jël li ñuy wax ordonnance de non-lieu total parce que ñun li ñu jàpp depuis ca njëlbeen ba tey moo di ne suñu client jalgatewul benn yoon pour ñun daal benn infraction amu ci loolu mooy suñu gis-gis ca njëlbeen ba tey te ci loolu la ñu wéy continue ci di ci bëre mooy suñu client Guy Marius Sagna deful benn jalgati yoon deful benn ñaawteef waxul benn ñaawteef maintenant nag ndam la waaye duñ ko ndamoo dañ ciy sant wéyal bëre bi rek ba bañ koy setal wicc waaye sant yàlla la. ñu wutali ca Patte d'Oie coowal dox ci diggante ki fi nekkoon commissaire bu Parcelles ak pharmacien boobee di liggéeyee foofee ca pharmacie bu Patte d'Oie mbir mi nag jeexagul ba tey jilee kuréel gi nga xamante ne moo ëmb pharmacien yi nekkee ci privé ñoo doon amal toogaanu ñaxtu dajekk way taskatu xibaar yi ñoom naka la ñuy ñaawlu mooy xew-xew ya am foofu li ñu bëgg nag mooy lépp luy daan te yoon daal di koy tekk ci situation yi ni mel ñu daal di koy appliquer dañuy dem ca ndaje boobee fekk fa ki nga xamante ne mooy docteur Assane Diop àdduna ci micro Babacar Touré. li xew lan la nit ñëw na taxaw laaj garab ñu laaj ko ordonnance mu insisté loolu indi dérapage mu egg ba ci saagante egg ba ci kooku noonu jàpp ni moom commissaire la yoon may nag lu mayul kenn mooy lan mooy mu woo renfort ñu fekk pharmacien bi foofu mu nekk di liggéey ñu violenté ko parce que bu ñu xoolee image yi c'est vraiment choquant mënote ko comme su fekkoon ni tey jii waa ji dafa rey nit wala c'est un grand délinquant dugal ko ci auto police yóbbu ko police ndax lan an sa ordonnance tey nag pharmacien yëpp taxaw di naqarlu li nga xam ne ni moo am waaye aussi di wane ne lii yaakaaroon nañ ko fépp waaye nag yaakaaruñ ko woon ci ay policiers ñu ngi xaar nag que lépp li nga xam ne yoon war na ko def si situation yu mel nii yoon def ko pour que lépp li nga xam ne ay mesures la ñu jël ko ñuy ñaan nag que lii mu dakk te bu mu fi amati bis na ko tey lu mel nii bu mu fi amati.
ci noonee nag daañu amal ab gëstu wax ci naka la ñu war a jaayee garab yi ca pharmacie ya ndax danga war a andi ordonnance am déet garab bu nekk nag ak nañu ko war a jaayee léeg-léeg sax day faral di andi coow loolee nag moo jural kii di commissaire bu nekkoon ci police bu Parcelles ñu daal di tekki ndombal tànkam ñoom nag pharmacien yi gis ne garab boo munti jaay foofu rek nga andi ab ordonnance buy firndeel ne docteur moo la ko bindal lu ko may rek yenn garab yi boo ko jaayee nit ba mu jural koy gàllankoor dañu dippee blâme wala sax ñu daal di nangu bépp kayit boo xamante ne moo lay may nga mun a amal boobu les métiers. Babacar Touré reportage. ci pharmacie yi njaayum garab mi ci ay sart la tegu ab xaajale nag daal di am ci diggante garab yi bile xaajale tax ba ni ñu leen di jaayee wuute. selon effectivement degré dangerosité bu nekk ci garab bi dañu choisir yenn yi ñu def ñu ne balaa ñu koy joxe il faut que ordonnance ñu ça c'est fait pour protéger le malade yeneen ñi nga xamante ni seen dangerosité peut-être est moindre ñu permettre pharmacien bi sur conseil ou bien sur demande du patient ñu joxe ko. lu tax ñu xaajale garab yi nag aar ki feebar la ñu ci jublu suñu sukkandikoo suñu seen xel màcc jëmale ci wàll wi. kuy jaay xam nga intérêt am normalement mooy jaay mais boo ñëwee ci moom mu ne la du ma la ko jaay ngir lii da nga war a xam ni c'est pas dans son intérêt à lui mais c'est dans ton intérêt. pour protéger la moo tax mu bañ la jaay parce que xam na ni bu la joxee garab bi mun na la lor parce que loolu moo tax d'ailleurs état bi pour protéger population bi en sachant danger bu nekk ci garab bi mu ne balaa ma koy jox kenn il faut mu jàng ba xam garab xam ni ñu koy utiliser xam danger bu nekk ci moom pour mu mun a effectivement informer nit ñi ñu utiliser ko dans les meilleures conditions. buy jaay garab bi pharmacien bi ci yile sart ci lay tënku su ko jalgatee nag ay daan sax mën a tegu ci kawam. donc bu ñu ñëwee xool registre bi gisuñu garab yooyu nga enregistré ko effectivement loolu mun na indi ay daan yi nag mooy avertissement mun na nekk ba blâme selon les conséquences bu fekkee effectivement acte boobu indi na par exemple lor na benn nit wala ba ñu teg ci bët ba nit ki ñëw porter plainte par exemple wala yu mel noonu loolu mun na la yóbbu effectivement bañ la interdire de façon temporaire nga exercer pharmacie wala même de façon définitive. naam faj moo tax mu jóg waaye garab lu mën a jur lor la. su dee jëfandikoo wunu ko ci ni mu waree lii tax ba pharmacien yi di bañ a joxe yenn garab yi te ordonnance teewul. waaye it nemmeeku nañ beneen vidéo boo xamante ni ñu ngi koy gis ci jumtuwaay xarala yu yees yi bàyyeekoo yi ci pharmacie boobee nga xamante ne ci la coow li tàmbalee dox ci ki fi nekkoon commissaire bu Parcelles ak kii di docteur Cheikhouna Gueye waaye nag beneen laaj ak seetlu it daal di taxaw mooy lan moo war a nekk taxawaay takkadeer yi ci kanamu askan wi nga xamante ne ñoo leen tax a jóg njàngat li dañ ci ànd ak Assane Gueye. lii nag ay image yu bees la ci jàppante yu amoon bërki biig ci biir pharmacie Patte d'Oie bi mbir yi xewoon ñu ngi ciy gis pharmacien bi mel ni dafa bëggoon jaamarloo ak commissaire waane lii nag du tax ñu ne kii moo am dëgg am déet wala kii moo tooñ am déet li leer ba leer mooy jàppante diggante takk der ak sénégalais yi mi ngi bëgg landi ci biir réew mi ñu fàttali leen rekk li xewoon ca Ziguinchor ba ñu fa talaata benn dawalkatu welo ak feneen fu ñu doon mettital benn jigéen bi nga xam ni moom dafa ami laago yeneen ak yeneen xew na fi dem ba bakkan rocci waaye lu am ba des mooy suñu police bi mat naa puukaréewu ndax liggéey bu rafet bu ñuy amal ci réew mi benn yi nag di xew léeg-léeg taxul kenn war leen xool yeneen i gët. ñu wutali ca Tëngéej junjoon nañ ko ci ndorteelu xibaar yi yëkkati di déguerpissement bi nga xamante ne jawriñ gi di Abdou Karim Fofana moom mi ngi wéyandi liggéey woowee ba tey ca Rufisque tey jilee foofee la xëyee loolu nag nekk ci projet boo xamante ne li ko tax a jóg mooy xeex gox yeeg gox-goxaat yi ak li ñu dippee dëkkuwaay wu jaarul yoon ca Rufisque la ñuy dem ànd ceeg bu daal nga ci ak Omar Bokum. daañ ci dellusiwaat ci suñu yeneen i jataayu xibaar loolee xew ci Rufisque it tey jile mu xëyoon xew fii ci booru stade Léopold Sédar Senghor foofu it nemmeeku nañ fa ne ña fa nekkoon di ay jaaykat yëkkati nañ leen ñoom nag ñenn ci ñoom daal di mer ba futt waaye nag mbetteel lañu ca jëlee ndax nee nañ benn kayit jotuñu ko ngir wax leen ne dañuy ñëw yëkkati seen bërëb yooyu ni wolof di wax rek ñeneen ña nag ñi nga xam te ne ñooy ferrailleurs yi di jaaykatu feer yi ñoom fu mu toll nii seen gafaga mi ngi ci dox bu baax dañuy dem foofu ànd fa ak Cheikh Sall.
ginnaawug tabaski gu metti lañu am yile ouvrier nga xam ne ñoo nekk ci wërngalub stade Léopold Sédar Senghor seen bagage yépp la ñu salfaañee di ko fi jëlee muy ab déguerpissement boo xamante ni bii ñoom ñii da leen a jële kaw. sonn lool bette lool parce que man wax di yàlla ba may jëm julli ji soo ko xam naa ne su tey jii dinaa jóg wala biig du ma dem fi laay toog parce que ki la ëpp doole bu la maa ngi ñëw daw rek moo ciy pexe waaye nag bëggoon naa ñu bàyyi ñu xel. daanaka jooyo ko desee xol bi jeex na lool soxna si bërëbam doon liggéeyee ci feeraay la mujjee. yaakaar na doomu aadama yu bari fii suñu yaakaar fii la nekk ci stade bii nii man aw ma lu may def duru sama xol dafa jeex aw ma dara lu may wax fii vraiment li métti na ba méttit fu mu yem billaay. waaye comme ni ñuy wax naqaru ñenn ñi di mbégte ñi ci des ferrailleurs yi ñoom seen bamba maase na ci mbir mi. ñii ñu ngi ree waaw ay waay jàmmi waay waaw fii nag moom stade amitié la moom neexuñu nag suñu mbokki ouvrier ñoo fi nekk metti na torop dafa metti torop suñu mbokki ouvrier ñoo fi nekk moom. ouvrier yi nga xam ne dañ doon daan seen doole ci bërëb bi ñu jële leen fi ñu ngi ñaan ñu teg leen feneen wala boog ñu gunge leen. mais nañu dajale ñun ñëpp yóbbu ñu jam ñaajo wóolu nañ suñu métier nañu yóbbu sax Thiès man ñeme naa ba Thiès parce que li ma jàng wóolu naa ko xam naa ko mën naa ko. dañoo war a jàppale ñu jàppale ñu surtout ñun ñi jigéen nekk fi daan suñu doole ñu jàppale ñu bu ñu joxul beneen place ñu jàppale ñu am lu ñuy liggéey nga am foo xam ne boo yoree dara sax nga mun a liggéey. muy jëf joo xamante ni bii ñu ngi koy amal jamono ji ci taxawaayu waa police nationale yi nga xam ne ñoo superviser mbir mi. Arobis Tata aftu yi nga xamante ne bii ñoo fi nekk jëliñ 59 ak 63 ñoom it bàyyiwuñ leen fi ñëpp lañ fiy jëlee bërëb bi kenn dootu fi nekkati. nit ñu ko tunjee léegi ca Rufisque di Tëngéej loole it moo fa xew jëwriñ gi di Abdou Karim Fofana li mu bëgg nag mooy fépp fu waay nekk te nekkin nga jaarul yoon ñu daal di la fay jëlee ngir mbégte askan wi ca Rufisque tey jilee foofee la wutali ànd ak préfet bu département ba daal di dem ci marché ba waaye ci yenn gox yeeg goxaat yi nga xamante ne foofu rek ñu daal di toxal askanu fa nekkee suñu ndaw yi ñu fa teewal bu daal ngàcc ak Omar Bokum ña nga ca woon. def Rufisque ab dëkk bu taaru boo xamante ne dina mën a dalal ay gan loolu mooy ambition acteur administratif yu dëkk bu Rufisque. xeex encombrement yi nga xam ni moom la ñu constaté mooy occupation bi nit ñi occupé mbedd yi ak yoon yi deuxième objectif bi nga xam ne moo taqaloo ak premier objectif bi mooy xeex calte bi nga xam ni moom moo nekk ci dëkk bi. ci wàllum désencombrement Rufisque dafa doon na priorité ngir gouvernement bi. bu ñu xoolee salte bi jaaba jonge ci marché yi ak yenn mbedd yu dëkk bi. def nañ lu am solo mooy am pas-pas ak fitu tëj marché yi ndaxte marché yi waruñu topp rek intérêt bi ma sàmba wala ma demba ne diw ba sàngam su ma ko tëjee du ma jaay du ma am lu ma yóbbu sama kër déedéet dafa am loo xam ne moo jiitu chiffre d'affaires dafa am loo xam ne moo jiitu nga am loo yóbbu sa kër mooy wér-gu-yaram ndaxte fi nga xamante ne ñam yi ñuy lekk fa lay jaar fa lañ koy defaree gis ngeen marché jën bi ni mu mel man li ma fa gis ci sax defe naa ne bu ma juddoo sama àdduna ba léegi mosuma ko gis donc loolu yëpp ñu war ci taxaw ndaxte ñun lañ dénk baat te kuñ dénk baat waroo toog di seetaan. mu doon initiative boo xamante ne maire bu Rufisque Est rafetlu na ko lool teg ci ne gëm na ne Rufisque mën na nekk dëkk boo xamante ne du am benn déchet. mais zéro déchet bi mën na nekk parce que na bu dee doonee volonté population yi dina nekk et je pense que aujourd'hui daje bi ñu daje ni tey ànd ci di lancer programme bi lu ñu yàgg waxtaane la ak le maire de la ville le préfet mais avec aussi ak acteurs yi. zéro déchet ci Rufisque doon na loo xamante ne ñëpp gëm nañ ne lu mën a nekk la ñoom acteurs locaux yi ñu ngi woo population bi ñu gën a farlu ci mbir mi ngir ñu mën a atteindre seen objectif boobule. foofee ca Rufisque la ñuy desandi ba tey wax ci wàllum dem gékk dikk gi woto nag munta dem munta ñëw rawatina ca rond point ba nekkee ca juuti ba loolee askan wi woy di ko dindi waaye nag bokk na ci li ko gën a indi mooy liggéeyu jëm ci wàllum teer bi di wotaraay bi nga xamante ne moo war a jugee Dakar dem ba jam ñaajo askan wi nag nee nañ dañoo bëgg rek ñu andi saafara ci loolee ndax li nga xamante ne mooy saxaar si bàyyeekoo ci woto wi dana na sonal loolu Amago Robert Niang. dem beeg dikk bi doon na jamono ji lu ëlëm boroomi woto yu dëkk wala di jaar ci diwaanu Tëngéej lu ko waral liggéeyu train express régional bi nga xam ni dafa tëj fépp fu nekkoon yoonu woto loolee doon lu metti lool ci chauffeur yi. benn jafe-jafe lañ am mooy yéeg bi nañu defar fii mu pare ñun dañu sonn oto yëpp a sonn waa Tëngéej ñëpp a sonn ñëpp a fatigué. waaw suñu oto yëpp yàqu na ndax yoon bi baaxul da ngay dem ba ci kaw di arrière di mbëkk
oto yi nag sa gannaaw da nga leen bëgg ndax mënoo jóg oto yu bees dañuy dem ba ci kaw am problème mu yéeg xam nga la kon ñun suñu oto yëpp yàqu na wóor na yàlla gars moo xam ne respecté wul waa Tëngéej xaw ma lan la quoi mais mënu ne yoon bi kase Tëngéej ni mu toll nga bàyyi yoon bi kase war a ubbi lees wala ubbi feneen sax mu tane mais fii rek moo yoon bi fii rek moo yoonu jàllukaay bi donc xoolaat li ñuy liggéey bu baax dimbali askan bi tamit quoi. man moom par erreur laa fi duggee xaw ma ko woon dama ko dégg ci rajo bi parce que bitim réew laa ne mais tey la c'est la première fois ma gis situation mel nii. yoon bu metti ci dawalkat yi teg ci amit ay njeexital ci ñu dëkkee ci diwaanu Tëngéej te yenn saay ñuy bëgg di jéggi passage à niveau yile loolee tax ba góor gi Daouda Ngom di ko ñaawlu. Tëngéej képp ku la wax ni Tëngéej affaire bi méttiwul rek métti na ci yow ñun ñi nga xam ne ñu ay mag lañ nga xam ne jéggi mënuñu ko am na ci ay mag yoo xam ne maa ngi ñoom ñoo maase am na ci ñoo xam ne dañu fee daanu ñu teg suñu bët ñu damm ñii gaañu fi jigéen ñi nag ñu ci bari dematuñu marché ndax am na ci ñoo xam ne màggat lañu mënuñoo jéggi fii. yile jafe-jafe nag ci dem beeg dikk bi dina itam gàllankoor bu baax koom-koomu yenn ci ay jaaykat yu nekk fii ci Tëngéej. mais le problème mooy que ne c'est le client qui moom la lépp di répercuté waat ci kawam parce que tout simplement yow foo daan fay transport ak 15 000 francs tu es obligé de nga fay fa 20 000 francs parce que tout simplement baare nañ yoon bi oto yi doon jaar. ñoom ñëpp nag jamono ji lu leen soxal mooy ñu saafaral leen seen jafe-jafe bile. ñun daal ñu ngi ñaan président daal ñu seetaat liggéey bi travaux yi seet na lañ ko amélioré ba kenn ku nekk ci sa bopp loolu daal lañ koy ñaan. non vite fait ñu defar waxuma sax pont bi sax tunnel bi mais nañ defar échangeur digne de son nom boo xam ne tey vraiment population bi nañ ci gis seen bopp nga xam ne ku jóge fii Dakar ak foo mën a jógee mën nga fi jaar sans problème piétons yi aussi mën a doxi seen soxla parce que vraiment Tëngéej fi mu toll nii xat na lool vraiment. mais fii li ñu war a def mooy c'est simple nañu accélérer travaux yi nit ñi romb fii dem mu jeex mais dañuy préférer nekk ci ay futilités mais c'est pas ça. laata nag liggéeyu train express régional bile di yemb dawalkat yi ak ñu dëkkee ci diwaanu Tëngéej ñu ngi woy di dund bés bu jot taraayu yoon wile. tàggat yaram Afrobasket 2019 jongante yaa ngi wéyandi demi-finale bu njëkk mi ngi doxoon ci diggante Nigéria ak Mali Nigéria nag daal di jàll ca finale ya dugal juróom-ñaar fukki bal ak juróom-ñeent waa Mali nag am juróom fukki bal ak juróom-ñett jamono ji ñuy àddoo Sénégal ak Mozambique tàmbali nañ jongante bi ñoom ñaar nag ku ci gagné yaay janook Nigéria ca finale ya ñu desandi ba tey ci Afrobasket bi la yoon ak tàggatkatu gaynde yu jigéen ñi moom nag gis na ne gaynde ya ña ngay def seen kéemtalaay kàttan waaye it xeebul benn yoon équipe bu Mozambique bi nga xamante ne ñoom lay janool jamono ji dañu koy daal di déglu moom Cheikh Sarr àdduna ci micro Sekou Diamé. Mozambique on a rien à dire. waaw Mozambique moom amuñu lu bëri lu ñuy wax ci moom équipe boo xam ne xam nañ ko te ñoom ak waa Angola ñoo xaw a nduroo ñu ñuy jouer basket dañuy dugg génnewaat ngir mën a wut ay lancer 3 points def ay décalage yu dul jeex am nañu vidéo yi daal dinañ ko xool seen jeu bu baax ngir tey ñu xool nan lañ leen di mën a jongante ak ñoom am nañu vidéo yi am nañu ay plan yoo xam ne mën nañ ko teg jox ko jigéen ñi ñu def en sorte que ne match bi nekk match boo xam ne dinañ ci dugg ak jàmm ak salaam. C'est le match de demain qui est le plus important. fi mu toll nii mën nañu wax daal mbir yu série tàmbale na bu yàgg waaye léegi moom lenn moo am solo ñu xool nan la ñuy maintenir suñu esprit compétition boobu. Voilà, c'est ce qu'on recherche. mu nekkoon Cheikh Sarr doon àddu ci micro Sekou Seydi Cheikh Hassana Fall moo ñu doon tekki lay kàddoom ñu wax ci leneen muy football ak kii di El Hadj Diouf moom nag li muy naqarlu ak ñaawlu mooy kii di Sadio Mané mi nga xamante ne dañu ko teqi ci ñi nga xamante ne ñoo waroon nekk finaliste ci liste bu UEFA moom nag mu gis ne mbir moomee jaarul yoon Sadio Mané li deram ñuul képp moo tax ñu daal di ko ciy génne El Hadj Diouf dañu koy daal di déglu. Je trouve que c'est pas normal d'après ce qu'il a montré. waaw man mbiru Sadio Mané bi moom dafa ma bett ak doole dafa ma bett bu baax a baax parce que man gis naa ne Sadio def na saison bu war a tax mu bokk ci ñuy gañeel mbir mi lu dee sax waroon na bokk ci ñett ñu mujj ñi waaye boolewuñu ko ci te loolu day firndeel li ma yàggati wax rek soo nekkee nit ku ñuul moom dafa mel ne da ngay am ab laago ngir mën a bokk ci ñuy gañe yile trophée. Normal, c'est écœurant et c'est comme ça. man de dara laa koy digal na xool nu mu defee gën a taxawaat gën a dëgëralaat boppam defaat saison boo xam ne day wan ñoom ñii nii koo xañ bile ne leen def naa compétition wala mën naa def loo xam ne dina tax ma am ndam googee. Et je serai encore plus fort.
jaajëf ñu wax ci leneen mooy nataalu bés bi ndar képp xibaar yi ñu jagleel ko ki nga xamante ne mooy soxna Aminata Diallo moom nag mi ngi yëngatu ci mbirim wee ak nañu koy defaree ma ngay tàggat nag ñu bëree ca wàllu woowee bàyyeekoo ca Suisse gannaaw ba mu fa amalee ab formation am ñibbi si waat ci réewum Sénégal loolu nekk liggéeyam jamono ji kan mooy soxna Aminata Diallo Ndeye Mariane Gueye Sidinia. ginnaaw bi mu defee ay at yu bari ci bitim réew Ami Diallo décidé ñibbisi fii ci Sénégal ngir suqali réewam. Suisse laa dëkkoon yàgg na ça fait plusieurs années foofu laa jàngee prothésiste métier onglerie bi ñu tuddee ko styliste ongulaire ou prothésiste ongulaire léegi man loolu laa jàng après ibbi foofu sama institut en Suisse def fa lu ëpp lu presque 15 ans. après nag léegi nag ma xalaat nag ñëw sama réew fii def ko fi bi ma ñëwee aussi ma def étude marché bi xool ne on en a besoin loolu moo tax ma ibbi ko fii parce que comme Suisse dama am institut aussi damay jàngale je donne des cours formation de styliste ongulaire léegi nag ma ñëw fii aussi Sénégal di ko fi joxe. li ko gën a yitteel mooy fexe ba métier prothésiste ongulaire ñu gën koo ñoŋal ndax nee na anam yi mu gis ñu koy liggéeyee fii nekkul lu ko gënal. affaire onglerie yi dafa xaw a doy waar parce que comment dire hygiène bi c'est très important parce que dinaa la jox benn exemple bu concret man dama ibbi ne damay defaral nit ñi ongle la cliente arrive. y a pas de kenn du désinfecté duñu désinfecté produit kenn du ko désinfecté ak appareil ultraviolet bi parce que souvent on utilise des pinces et tout ça on ne désinfecte rien la cliente arrive nga defal ko fekk am na mycose xamaloo ci dara mu dem cliente suivante nga jël même instrument même outil defaral ko moom mu jël nga transmettre ko mycose yi ki jóge léegi te mycose ñëpp xam nañ ne c'est très difficile à soigner. loolu tax ba mu taxaw ngir tàggat ay ndaw ci biléb liggéey. dañuy jàng théorie jàng pratique léegi bu ñu paree ku réussir sa théorie ak sa pratique am sa attestation bu la neexee nga dem liggéeyal sa bopp ou bien nga dem liggéey ci benn institut. musuma woon xalaat ne formation onglerie am na c'est vraiment bien baax na trop macha allah teg nañ outils yépp à notre disposition. vraiment dara manqué wul daal niñ ko yaakaaree woon sax dafa raw suñu njort vraiment. muy jàmbaar bu liggéey ak jëmale kanam askanam rek ñor ci kàddug seede jegeñaaleem yi. dafa nekk rakk bu baax rakk bu bëgg famille rakk bu fonk ay waajuram jàppale ay waajuram ba tey yaayam dëddu mais mu continuer di uuf njaboot ji. Ami nit ku baax la. nit ki en plus nit ku jullite la parce que tout le temps lu muy wax dafa naan yàlla xol lay fay en plus dafa naan la na nga gëm sa bopp parce que man dama bëgg jigéen bu gëm boppam donc ku lay wax loolu ça veut dire que moom tam dafa gëm boppam nit ku baax la nit ku oyof la nit ku oyof la ba pare tout bëggul sax fekk la yow nga toog fi place dafay bëgg sa liggéey tout le temps muy gën a améliorer di gën a yokk donc kooku daf lay yokk jom. Ami Diallo mi nekk yaay ak soxna su jonge lool nee na dootul dellu benn yoon bitim réew ndax Sénégal moo neex. je suis chez moi bon la Suisse c'est chez moi mais le Sénégal c'est encore plus chez moi. dafa nag ba mu baax nag xam nga rek. jaajëfal la bu baax Ndeye Mariam Gueye mbokki xibaar yi fii lay daal di buuree 19h45 Xalifa dina ñëw yaatalal leen xibaar yi ci nasaraan tey nag ganam mooy docteur Assane Diop nekk président syndicat des pharmaciens privés du Sénégal jaajëfal leen ci teewlu bi wasalaam.